seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 € dong la seeni ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen kalpe Orange Money International wala seen compte Wizall sans aucun frais de retrait te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni TapTap Send daf leen indil mbakkuus waaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais 0 frais d'envoi 0 frais de retrait ak TapTap Send da ngay dund lu la neex. xabaar yi lañu leen di baaxee tey ci àllarba gi yem ak juróom-ñeenti fan ci weer wi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a fës plainte ba Wally Ballago Seck teg ci ndoddi 6000 problème ak Khalifa rappeur gannaaw tuuma ñu ko waxal yépp ab góor jigéen lay étudiant UGB ya fexe rek ba mu dugg ca campus ba ñu xoqatal ko ba nga xam ne rek doon na jéem a ngorowanteeg kenn ci ñoom kuréel gay xeexal Adji Raby Sarr nee nañu nag dañuy porter plainte taskatu xabaaru Walf bile di Pape Ndiaye ci la mu waxal Adji yépp ci viol ga mu dundoon juróom-benni weexu kaso la tekat ba teg maître coranique ga ñu doon tudd ci coowal góor jigéen ba woon jàkkaaya si Cap Karak ni ñu ko defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxirlu aslëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xabaar yi guddik altine juróom-ñaari fan jàpp talaata juróom-ñetti fan ab waaye moo doon jéem a draguer rek benn étudiant di moromu góoram ca ndax géej waaja nag mi ngi toll ci ñeent fukki at xabaar ya di ñu xamal ni ay boori 3 heures du matin la dugg ca l'université Gaston Berger bu Ndar gën kaa jege rek ca campus 1 village D joxante woon ndaje rek ak étudiant nga mu doon doxaan ci Facebook bi étudiant ba nag da koo teg xel ba mu yegg si mu boole kàk mbooloo weetu jàng ñu xokkatal ko ba nga xam ne ni rek fekk nañu ko muy simmeeku ngir ñu maase ko def na nag ñaar fukki simili ak juróom ci yoxoy étudiant ya diggante campus 1 village des Bacs grande porte UGB ba. L'enquête ba ñeel engrais bu ñetti milliards ak xaaj ba ñu luubalee port bu Ndakaaru mi ngi wëy bu nu sukkandikoo ci sunu naataango ya nekk l'observateur juge d'instruction bu ñaareeli cabinet wu Ndakaaru Mamadou Seck mayor dossier ba dafa defoonu délégation judiciaire bu nu dénkoon sûreté urbaine bu Ndakaaru la ko wundu woon di rek ñu lancé ay mandat d'arrêt commissaire Bara Sankaré ma xam dossier bi bu baax a baax teg na mandat d'arrêt kii di Atoumane Sy ak Lamine Ngom ni ñu koy source di xamalee takk deri nag yamuñu ci loolee ndax woolu nañu rek ay nit yu bari yu ñuy wax ni laale nañu ci mbir mi ku ci mel ne Aziz Ndiaye l'enquêteur yi woolu nañu itam ku ñu naan Alain Ndiaye di ab njegeñaale Nancy Ndiaye ba déglu ko rek niki démb gannaaw loolu dañu placé Alain en garde à vue ba moytuwule nag dañu ko déféré tey ci àllarba gi gannaaw rek indice ya ñu koy toppee. aljuma juróom-ñetti fan ci weeru mars atum 2019 la Moustapha Dia mi juddu atum 1997 faat Lalla Camara mi tollu rek ci ñaar fukki at ak juróom benn ca Manchester ñetti at ci kanam nag waa këram di fàttaliku seen doom ci demam googu yeewoon tiis fi ci Sénégal ak Angleterre Pape Aliou Camara di xamle ni rek dañuy fàttaliku seen doom fu ñu toll mënuñu gëm ba tey ni rek demam gi def na ñetti at tegal ko ci di ko ñaanal aljanay firdawsi di fàttali rek ne étudiante bi di doomi Kaolack ko fàtte woon ci appartement wam ca Manchester ña ngi ko denc nag Touba ka ko fàtt nag giiru dundam la ñu ko tëj njiital kuréelu Pastef bi dundoon noona mbégtey ba su 8 mars bi ak jigéenu Ziguinchor yi Ousmane Sonko profito na ca nag kàdduwaale rek ci la ñu ko doon jéem a faagaagal ci ay kàddoom mu naan ay nit dañu bëggoon yàq dundam jaarale ko rek ci ab complot bu ñu def ak benn jigéen waaye borom bi dafa dogal leneen mu di ci dolli naan gannaaw juróomi fan yu ñu ko téye ma nga am liberté ba su 8 mars mu mujj doon symbole ci moom teg si itam ne bés boobule di 8 mars borom bi da ko cee jagleel ab xéewal maanaam daal may ko ci bant. gannaaw ay at yu ñu sëy mbirum adultère moo dox diggante Serigne Mbacke Gueye ak Mariama Julde Diallo ba nga xamee ni rek Serigne Mbacke dut na baaxam soxnaam si ne da kay war rek mu yóbbu ko ci yoon ñeel infidélité ak Moustapha Komé ma mi wax ni mooy coroy soxnaam sa bu nu sukkandikoo ci réew mi quotidien soupçon wu Serigne Mbacke yaa nga doore rek bés ba mu yóbboo Mariama Julde Diallo ca Thierno Moule Sow ba ñu koy faj nag mu tudd turu seen dëkkandoo ba Moustapha Komé ba ñu ñibbee seen kër nag ca Maris
justice Serigne Mbacké Gueye laaj ko ci digganteem ak corom bi muy xamle ca tribunal d'instance su Ndakaaru ne soxnaam si da ko ni woon rek jàmm dong la ñu sekk ni ay dëkkandoo ba mu ko yóbboowaatee rek ca Thierno Moule Sow mu tëddaat turam mu waatloo ko ci kaamil gi mu dem jàpp ba sell ñëwaat ne sekkuñu dara ci portable ga mu mayoon rakku jabar ja nag la leen démasqué Mariama di wax ni borom këram gi doo ko wonoon ginnaaw doon ko jiiñ ne dafa luubal kopparam gu toll ci 1 milliard ak xaaj ci société ba moom ak comptable am ba Ndiasse Diouf dëkkandoom ya nag ñoo ko doon jàppale mu yore doomam ya laata tribunal di biral seen divorce fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2021 Moustapha Komé moom nee na rek xaritoo rek la sekk ak Mariama comptable ba di xamle naan ba Serigne Mbacké abandonné Mariama moo ko daan yónnee xaalis Orange Money mosul dem këram Mariama dong doon ñëw ca këram soxnaam di ko jàppale it doomam ya ñu def seen ay exercice daan na ko itam may ravitaillement Moustapha Komé nee na nag fàttalikuwul benn yoon fu mu joxee ndaje Mariama ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet atum 2020 kafitewal ministère public bi nag biral na ni amul dara luy firnde ni ñaari prévenu yi dañuy génn waral mu wax ñu bàyyi leen défense ba di bëgg a topp Serigne Mbacké ñeel collecte illicite de données à caractère personnel juróomi fan ci weeru avril at mi ñu nekk la ñu dàkkaat atte ba diggante Mali ak Mauritanie ab ñagas-ñagas nag moo ca am ay bés ci ginnaaw dañu biraloon ay éleveurs yu réer ci Adel Bagourou ay audio di tasaaro ci réseaux sociaux yi doon xam ne ni rek armée malienne ñoo leen foogoon ay terroriste dal leen di faat ña nga xayma victime yi rek diggante fukki nit ak ñaar jàpp fanweer niki noonu nag Mauritanie xaarul sax ba ñu tënk l'enquête ba armée malienne ba ubbi woon ministre mauritanien des affaires étrangères ba dafa wóolu rek ambassadeur Mali ba ca Nouakchott ci turam Mohamed Dibassi niki talaata gi ngir waxtaan ak moom ci mbir moom ci ab communiqué nag Mauritanie di ci xamle ni lu ni mel amoon na fi ba juróom-ñaari nit ñàkkoon ci seen bakkan teg si naan na nombal tànki Mali ya doxalee ci mbir mi da leen bett aljuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février gi ñu génn ministre malien de développement rural Modibo Keïta dafa joxe woon coup d'envoi wu 53 camions yu def coton jëm Nouakchott mu mel ne daal ñaari dëkk yi la leen boole ci liggéey dafa dëgër lool ba tax na rek faaw ñu gaaw fexe nu ñu lijjantee googule ñagas-ñagas député yi lee di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñu doon leen tudd ci coowal trafic de passeport diplomatique ak seen co-accusé ya Sadio Dansokho ak homme d'affaires bi di El Hadji Diadji Condé danañu jànnoo kattekat ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars libération di wax ni du yomb nag ci député ya ndax lu wóor moo leen di rek génne ci parquet ba chef d'inculpation ya procureur ba jëloon bu njëkk la leen juge d'instruction ba di toppee ba léegi mu di association de malfaiteurs escroquerie blanchiment de capitaux faux ak usage de faux si ab document administratif ak itam faux ak usage de faux en écriture publique authentique ay ndawi commissaire El Hadji Bayti Sène def nañu descente ca gox-goxaat yow nekk rek biir Mbuur ñeel liggéeyu karange ga ñu yamal ba teg fa loxo ay defkatu ñaawteef ñoo ngi ko amal nag guddik talaatay démb gi jàppal bay tey gi juróom-ñeenti fan ci weer wi takk der yu commissariat central lu Mbuur teg nañu loxo rek ñaar fukki nit ak ñett fukk ak juróom-ñaar ya ñeel vérification d'identité ñeent ya usage collectif de chanvre indien ak yeneen ñaar ñeel ivresse publique manifeste itam te nañu juróom-ñetti woto fukki moto ak ñett ak benn calèche versé nañu ci keesu trésor public bi 75 000 yu bawoo ci opération googule Macky Sall ci toogaayam rek ci boppi Union africaine déggante nag Vladimir Poutine ma armée ma wër Ukraine ngir waxtaanee rek la am ca réew ma wutalu ko saafara njiitu réew ma nag moo ko xamle ci Twitter bi biralul nag la ñu waxtaanee yépp ak Poutine waaye nag ci ay kàddoom rafetlu na la ñu jokkoo lu jëm ci xeex ba bu faramaareen bi delluwul ginnaaw nag ba moytuwulee Khalifa rappeur ak 6000 problème danañu fanaan chambre bu sûreté wu brigade de recherche bu Faidherbe te manees dañu leen itam wanaleeg procureur bu nu sukkandikoo ci libération ñoom ñaar ñëpp placé nañu leen en garde à vue ñeel diffamation ak diffusion de fausses nouvelles gannaaw ay sos yu ñu teg rek ci ndoddi Wally Ballago Seck woykat ba nag dal di porter plainte dawalkatu Jakarta bile di Issa Diop la ñu fekkoon ñu faat ko ca village bu féete ca diwaanu Tokki Gaar waa këram nag ña nga dëkk ca
quartier Serigne Mbaye Sarr ca diwaanu Diourbel rakkam Mariem di xamle ni Issa dafa yàgg lool biti réew ba mu ñibbisee nag mu tàmbali di dawal Jakarta nee na nag guddik dibeer jàpp altine gannaaw marax gi la magam ñëw ba ci wetu butigu seen yaay jox ko téléphone am ngir mu chargel ko Mariem di ci dolli naan Issa sax dafa meloon ni ku yàkkamti ci fajaru altine gi la leen dawalkatu Jakarta yeggee xibaar wi ci fukki fan ak juróom dong la toll ba mu jógee bi ci réew ak léegi mi ngi bàyyi ci ginnaawam benn soxna dong benn doom ba mu amoon nag dafa génnoon àddina. attekatu tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru teg na ci ndoddi Diallo mi ñu fësalul turam juróom-benni weexu kaso Diallo nag moo di maître coranique gi toll ci fanweeri at ak juróom ñu bettoon ko ca jàkkay Sicap Karaga muy sëy ak benn taalibe bu am fukki at ak juróom-benn Diallo nag dafa weddi woon ba mu set tuuma ya ñu tegoon ci ndoddam doon xamle ni alxuraan lay jàngale foofe te itam moo yor kaaraange ga bés bi yëf yi di am nag dafa génnoon di jëndi café ba mu yeggee Bourguiba ab gune dogale ko ni ko na ko ñaanal ba ñu demee nag ca terrasse jàkka ja ab mbooloo fekk leen fa itam Diallo nee na ka nekk ci vidéo ba du moom Mati 3 Pommes dafa dugal ci live ga mu doon def rek njiital kuréel gay défendre Adji Sarr ñu dippee ko CODAS Françoise Hélène Gaye rafetluwul nag taxawaayu Synpics ci menace de mort ya taskatu xabaar wi di Pape Ndiaye jot Françoise nag nee na Pape Ndiaye du waxkatu dëgg li wóor moo di rek CODAS dana jébalu plainte ci kàddu yooyee mu waxal Adji Raby Sarr ci viol ga mu dundoon Abdou Nguer ak ñeneen ci ña jël kàddu ànd nañu nag ci plainte ga ñu bëgg a teg ci ndoot di Pape Ndiaye may dëkkandoo bu Ousmane Sonko ca diwaanu Ziguinchor ab lakk gu metti moo am guddik altine jàpp talaata ca Kabatoki fete ci diwaanu Kaolack ay boori 3 heures du matin ci lakk googule nag ab atelier wu menuiserie ak cantine ñoo ca yàqule bu baax a baax borom menuiserie ba nag di Moustapha Sarr di wax ni la mu yàqule ci xayma ay millions yu bari la ndax ay lala ki armoire ak yeneen meuble lakk gaddale naa yóbbu itam poulailler ak mbaaru xar ga jege woon ak atelier ba lakk ga da ko caa boole waale ndawi gox ba nag daal di amalub collecte de fonds ngir taxawu leen ndombal tànk yi itam teewoon nañu foofee ngir firnde leen seen taxawaay xamaguñu nag la waral lakk ga mbokk yi li la leen andiloon tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz daañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës di jaajëfal rek Kiné Si mi fare woon ci son bi di leen jaajëfal yéen itam di leen jox dig daje ëllëg incha allah.